jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm. kuréel bi tudd ànd gësëm bi nga xam ni moo lëkkale syndicat bi nga xam ni suñu naataango Sidya Ndiaye bi nekk sama wet nekk vice-président syndicat am tudd SUDETEM syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux ak suñu jigéen bi Ndeye Diakhaté mooy SAT santé démocratique ak suma syndicat maanaam SUTSAS nga xam ni ki ko toogal fii mooy Yankhoba Fall mooy secrétaire général adjoint national SUTSAS. donc kuréel googu tudd ànd gësëm nga xam ni depuis daaw jéeg 2019 la commencé woon 2018 la commencé woon ay yëngu-yëngoom mais ci salle bi en 2017 la ñu façon suñu coloré pour ànd di gësëm suñu ay revendications bon ba fu ñu yàlla tey léegi nag dañoo woote tey parce que gouvernement bi moo woote woon ni na doomu Sénégal yëpp dajaloon nekk benn lëkkaloo muy ku nekk parti politique ku nekk syndicat ku nekk fu nekk na ñëpp dajaloo nekk benn pour xeex li ñu naan ennemi bi gën a mag ci àddina bi mooy virus bi ñu naan coronavirus te ñu waxee ko Covid 19. ñun nag aussi ci loolu la ñu tënku parce que dafa am état d'urgence bu état d'urgence bu amee yëngu-yëngu du bari wala presque du am ba tax na nag ñu tënku woon foofu wante bu ñu leen woowee tey dañ leen woo ni leen donc ñun woon nañu ci état d'urgence lañu nekkoon ñu nekk ci confinement syndical comme ñëpp ni ñu confiné waaye gouvernement bi dafa jékki-jékki di ci boole lu nga xam ni bokk ci waaw parce que bu fekkee ni ñun ba ñuy def suñu xeex yi en 2018 la jël ay indemnité jox ko benn catégorie personnelle loolu daf ñuy féewale parce que kenn warul mën a iñaane sa morom dara mais ñu gis aussi ñu nekk ci crise bi sanitaire bi nga xam ni réew yi gën a bari dégg ngeen sax France ñu ngay yokkal payoor docteur yi di leen tàcc guddi gu nekk ngoon gu nekk fii non seulement li ñu jox donc xeebuñu ko waaye fukki junni la te ñenn ñi ñoo ko am ñeneen ñu ko amul ñu wëlbatiku ñu jël retraite 65 ans daal ni comme que ñooñu dañuy yéex a dugg école maanaam dañuy yéex a dugg fonction publique seen li ñuy natt ci cotisation pour à la traite bi du mat ba tax na ñoom dañ leen jagalee dañ leen jox ni ñoom ñoo war a dem ba 65 ans te ñeneen ñi def 65 ans te am na fi mu nekk nii ay magistrats yoo xam dañuy dem ba 68 ans bu ngeen demee dëkk bu mel ni Amérique ak yooyu loolu amu fa tant que yaa ngi mën a liggéey mën a joxe rek yaa ngi liggéey donc amul ci loolu donc ñu xam ni xel ni daal loolu dafa mel ni gouvernement bi dafa commencé encore di ñu provoqué waat waaw te ñun nag ñun fi ñu làqu sorewul parce que comme ni ñu ko waxee woon période de paix la ñu nekk ku nekk suul na sa jaasi waaye ku nekk aussi xam nga fi nga suul sa jaasi donc loolu mooy wax bi ba tax na nag ci feebar bi ñu wax nañ ci lu bëri président wax na ko depuis feebar bi mu ñëwagul fii Sénégal au mois de février lañ def communiqué daal ni jóg leen ci mbir mi te feebar bi bu ñëwee liggéeykat santé yi ñoo ci gën a sonn ñoom ak seen i njaboot te ñoom tam dañuy wàll seen bopp wàll famille bi ba pare wàll ñeneen ñi wax nañ ko te bu ñu wàllee benn docteur kër docteur yëpp dañ koy tëj dañ leen di quarantaine mu wàññi capacité bi te Sénégal ndegam Japon yooyu ñoo mënul dékku feebar bi asamaan ñun parce que amuñu lal yi du ñu mate donc loolu dañoo yàgg avertir wante nag comme que ñun boolewuñu si ñi nga xam ne ñooy saytu mbir yi ñun dem ñu ngi saytu suñuy mbir te bis nañu wax leen lu ñu war a def léeg-léeg nag ñu def ko léeg-léeg ñun ñàkk ko def mais loolu amul solo si ñun ba tax na nag ñu ngi fàttali rek ni feebar bi mi ngi gën a law bis bu nekk ñii gën àddina di gën a yokku tey ci communiqué ministère de la santé bi nee nañu juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti bakkan génn nañu àddina bi ñu commencé ba léegi ci feebar bi fu mu nekk nii wees nañu juróom benn junni nit ñu nga xam ne xëy ni am nañu feebar bi wala amoon nañ ko donc loolu mu nekk mbir mu rëy te loolu yàlla def na waxoon nañ ko ñun tamit ci suñu benn communiqué li ci des nag mooy lu nga xam ni moom moo bees nii te ñu bëggoon xippi bëtu gouvernement bi ak population bi ci loolu mooy maanaam dafay am
ay retard parce que bu fekkee dañu ni am na cas bu positif dañu ni woon cas boobu comme que positif na moom warul jóge fu mu nekk dafa war a woote ñu ñëw defal ko ay prélèvement pour mu bañ a wàll ñeneen wante gis nañ loolu dafay tardé ay cas yoo xam ni duñ leen jël si wala dañuy woote ba sonn kenn du leen jël si te loolu du yombal mbir mi day tax feebar bi gën a law gis nañ aussi ñi nga xam ni gis nañ leen ñu positif ba pare toppatoo bi nga xam ni war nañ ko toppatoo mu war ci ñoom toppatoo boobu dafa dese dafa manqué ñu bëgg gouvernement bi donc yokk loxoom ci loolu gis nañ aussi que feebar bi comme que dañu ni feebar bi léegi ci communauté bi la nekk cas yi bari nañu ba xam ni hôpital fees na hôtel yi fees nañu léegi communauté bi moo fi des ñu ne comme que centre de santé yi ak poste de santé yi moo des ak même case de santé yi dañuy jéem a saytuwaat loolu pour que ñooñu war a mën a saytu yooyu et que war a mën a jublu ci na la ñuy jëlee ñooñu en compte wante nag ñun li ñu gën a jaaxal population bi ci boppam bàyyeeku nañu bàyyeeku boo nga xam ni xel yi dafa mel ni sax gëmatuñ ñi feebar bi am na ci àddina bi te loolu tamit non seulement daf ñu metti mais dañoo dem ba nga xam ne di joxar bi autorités yi ak ku mu mënti doon faalewuñu gouverneur faalewuñu préfet faalewuñu président faalewuñu kenn loolu baaxul ci réew quand même parce que même Chine ak ñooñu ñi ci génne discipline moo leen ci génne du question ku nekk def li la neex parce que même yow bu fekkee am nga droit feebar mais amoo droit wala sa jabar wala sa doom wala keneen ci mbedd mi donc bu ñu la waxee lii la ñuy def pour ñu génn ci feebar bi nit ñi war nañ ci mën a bay seen waar wante nag loolu ñun ñoo ci gën a sonn parce que feebar yi lu mu bari personnel santé moom du daw du day te fu mu nekk équipement de protection yi war a am dafa tumuranke am na ay jéego yu bari ñu def mais dafa néew encore par rapport ak li ñu war a am donc loolu du ko yombal tamit loolu tamit ñu ngi koy wax te bëgg nañu ne aussi que ni loolu seetlu nañu Dakar ak Diourbel daal feebar bi law na fa law bu nga xam ni jégg na dayo trop ba tax na nag war nañu mën a jogaat suñu bopp ci moyen de détection yi maanaam ni ñuy fexe ba gis feebar bi accompagnement bi ak nañ lañ leen di mën a fajee bu nga xam ni mënuñu dem hôpital ba tax na nag suñu njàqare nag dafa gën a bari ndaxte fu mu nekk nii ñu ngi dëgmal nawet te dañu ni Covid fièvre la àndal maanaam dafa mel ni grippe sa yaram day tàng mais gis nañ tamit boo amee sibiru sa yaram day tàng soo amee aussi fièvre jaune sa yaram day tàng ak leneen maanaam tàngooru yaram feebar yu bari dañ ko bokk di nga gis na koo xam ne day am sibiru mu ragal dem hôpital ñu ni ko da nga def Covid mun na toog këram ba def foog accès pernicieux wala def palu neuropalu te yooyu def naa ni dàqoon nañ ko fii ba naan paludisme zéro palu ak yu mel noonu loolu mën na fi ñëwaat leneen li aussi kenn tamit mën na am Covid ba pare xam ni Covid la moom mu bañ a dem daal di wàll ñeneen ña fa nekk donc maanaam tàngooru yaram bu ñëwee nawet day indi njàqare ci kër docteur te nag suñu mbokk yi nga xam ne ñooy infirmier chef de poste yi ak ñi nekk case de santé yi ñoom ñooy dem ci kër yi di seet ñooñu ñoom aussi ñoom la ñuy fekk si poste yi donc loolu day gën a indi njàqare ba tax na nag ñu ne gouvernement bi na jéem a seet ay pexe yu nga xamee ni war nañu mën a gën a saytu feebar bi parce que gis nañu ba léegi ñaari laboratoire rek ñooy wax ci mbir mi maanaam Institut Pasteur ak laboratoire bi mbubb bi yor fële jam ñaajo ñoom daal ñoo naan ki am na ki amul beneen laboratoire mënu ko def te loolu mënul yombal mbir mi te yenn saa yi da ngay laaj xaar résultat ay ñetti fan wala ñeenti fan donc ñu ne nag gouvernement bi war na mën a comme que mënul def dépistage massif encore que sax am na ay inconvénients ci loolu nañu fexe ba région bu nekk ñu mën fa dépister ay cas district bu nekk mu am au moins unité mobile te loolu war nañu mën a dem ci loolu pour que ñu mën a dépister war a gën a mën a faj mu gën a gaaw mais pour loolu am nag aussi comme ni ñu ko waxee dafa am ay normes ay protocole parce que sibiru infirmier chef de poste bi bu war a faj wàcc fibiru dañ naan ko bu fekkee ni kii mi ngi yaramam mi ngi tàng muy wàcc wu mel nii xamal ni da war nga ko defal lii seet deretam wala bu dul loolu la waroo ko seet deretam leneen la war a doon maanaam dafa am ay jumtukaay yu fa nekk ñu naan ay ordinogramme yooyu dañ ko war a changer pour woon nit ñi na la ñu war a mën a saytoo feebar bi li ci des nag mooy ñu ngi rafetlu aussi ministre de la santé li mu boolee ci fonds Covid bi personnel municipal suñu jigéen bi Abbas Ndaw la nekk kii moo jiite intersyndical travailleurs collectivité territoriale wala collectivité locale dañoo jox
ñëpp ñi ci yëngatu jox ñu personnel sanitaire municipal ñu doon ko laaj fan yi passé nag la ñu ministre de la santé ni joxe na ndogal pour que ñu fay leen ñoom ñëpp parce que xayma nañ leen Sidia moo doon def liste bi près de 700 personnes la ñu 690 et quelques ñetti weer laa lu ñu woon dara nee na joxe na ndigal pour ñu fay leen ñenn rek ñoo xam ni amoon ay problème seen i comptes yi te ñoom dañ leen fay billetage loolu Abdoulaye Diouf Sarr moo ñu ko wax donc ñu ngi koy rafetlu xëy na li ci des ay ñu war a mën a jokkoo ak banques yi ak yu mel noonu pour ñu jëm ko matal wante moom wax na ko comme que wax na ko yéene bi pour ñu mat na li ci des mise en œuvre bi moom moo des bëgg nañu nag aussi agent de santé communautaire yi ñoom déjà ñoom dañoo sonn ndaxte comité de santé bi dañoo waxoon ni comité de santé li mu nekkee jagul parce que comité de santé lan la doon dundee loolu la comité de développement di dundee mooy ticket modérateur bi malade bi indi ak bénéfice médicament ñoom indiwuñu fa dara te ñoom nee nañu loolu population moo ko moom ñoom ñoo koy gérer mais ñi nga xam ni guddeeg bëccëg ñoo fa nekk ñoom duñ ci am dara ñoom ñoo encadré affaire bi ñoo yor mbir mi yëpp comité de santé bi dana jox jusqu'à 40% di nga gis sax koo xam ne daan na am sax juróom-benn junni wala juróom-ñaari junni par weer laa wax de weer payoor waxuma indemnité waxuma dara payoor loolu lay am léegi kooku ñeenti junni lay am wala ñetti junni am na ñoo xam ne amuñu sax juróom-benn téeméer ndax CDS bi léegi na faf yàlla maladie ñëwatuñ fa gistuñ kenn bor yi nga xam ni CMU amee na ko fay ñu ko ba tax na léegi situation bu métti moo nekk ci structure de santé yi ñu ne gouvernement bi war na jóg ci loolu. am na aussi si ñeneen ñaar naataangoo yi nga xam ni ay ONG yu mel ni Gavi ñoom ñoo leen jël ay personnel jox leen ministère de la santé ñu nekk ay personnel de santé nekk ay chef de poste ak yëpp di liggéey mais ñoom aussi boole wuñu leen ci ba léegi gis nañu naan leen tey ëllëgoon loolu tamit ñu ngi koy naqarlu ak ay médecins yu nga xam ni ay infirmiers yu nekk ci centre de traitement yi parce que gouvernement bi ne woon nañ ko na recruter massivement recruter wul dañoo jël ay ñu waroon à la traité ñi la à la traité woon daaw wala daaw jéeg am na ñenn ñu ci jël pour ñu renforcer dispositif bi hors fonction publique waroon na recruter mais defuñu ko ba noppi ñi nga xam ni nekk nañu ay volontaires ñu jël leen dafa leen ay contrat ñuy faj mënuñu fexe ba faye ko te bu ñu dajalee 1000 milliards junni milliards kay def naa santé warul jooy ñun war ñoo jooy kenn warul jooy fu mu nekk nii ak leneen bi ndimbal bi ñëw loolu tamit ànd gësam mi ngi koy naqarlu bu baax a baax li ci des nag mooy comme que gouvernement bi nee na day yokkal ñële âge de 65 ans li ñu war a def mooy lëkkaloo ñun ñëpp wax ni loolu du am parce que bu fekkee ni nit ki génn na dem na université ci at yi mu war a dem université war na mun a jàng génn cotiser à la retraite daal def am retraite bu baax parce que loolu nekk lu bees li kay mooy gouvernement bi mooy def képp ku génn école de formation du la recruter daf lay jox ay contrat lu mat fukki at ngay am contrat ba pare mu door la dugal fonction publique bu la dugalee fonction publique déjà fekk nga bijaaw nga ba nga xam ni dootoo fa yàgg ba li ngay natt ci cotisation du bari donc loolu mooy wax bi bu dee nag natt la démocratie lañ nekk na ñëpp bokk ci nag la ñu woo monsieur le président de la république ni ko nag da nga war a dajale nit ñi boole leen ñoom ñëpp parce que lu kenn ki def keneen ki mën na ko def te ñoom ñëpp ñu àndoo di ko def ñoo ci bokk yam ba tax na nag comme que loolu la dafa mel daf ñu yéen déconfiné naa leen ñu ngi toogoon jàpp suñu njàmbur mu jël ñenn ñi aussi di leen jox di bàyyi ñeneen ñi loolu mooy yéen bu leen neexee kay ngeen jóg ñaxtu c'est tout loolu nag la ñu wax déconfinement syndical ba tax na nag tey dañ naan def suñu ay communiqué rek toog jàpp suñu njàmbur waaye léegi def naa danañ weesu loolu donc dem ci yeneen léegi nag bu loolu weesoo donc ñu ngi daal ñaan aussi président de la république parce que bi ñu doon xeex dañoo xeex pour le système de rémunération moom moo ne woon fonctionnaire yi seen période baaxul dina changé ko xeex nañ ci ba sonn nee nañ ko nag léegi na nga jublu ci loolu système de rémunération bi nga waxoon fonctionnaire yi ñoo ko bokk wante ñun liggéeykatu santé action sociale boo ñu mënul jox sax dara indemnité de risque bi nga xam ni 50 000 la donc te dañoo xeex ba sonn donc am junni la commencé ñu ci xeex ba mu nekk 50 000 yóbbu ñu ko 100 000 francs au moins comme ni nga yóbboo indemnité de logement 100 000 francs pour ñenn ñi du noonu ñu ni ko aussi loolu bu fekkee loolu am na aussi fexeel ba bu ñuy dem à la retraite parce que affaire à la retraite ngay wax ku ciy dem aussi retraite nga yóbbaale loolu retraite nangu nañu sax weeru ne nga domp ci dara pour que buy dem retraite nga dem sa retraite sa pension nga yóbbaale indemnité de risque parce que même boo retraité nii ña ngi lay fekk sa kër di la konkongal lii moom moo metti jàppale ma ci li jàppale ma ci le ngay ko ne encore di risqué te fekk na sa moyen de défense ci la gën a wàññeekoo loolu mooy argument bi ci loolu li ci des nag ñu ngi
ñaan aussi ñu gën a protéger liggéeykat yi jox leen ay matériel et équipement de protection parce que bu ñu protégé wul donc li olof di wax caaf day xam il faut que ñu protéger ñu bu baax a baax surtout communautaires yi te fi mu ne nii agent de santé communautaire yi ceeb bi Mansour monsieur le ministre du développement communautaire di joxe ki du ceeb yooyu ak diwlin yooyu kenn gënu ko yey agent de santé communautaire parce que moom du fonctionnaire recruté wuñ ko dafay xëy suba ba ngoon jot ak bàjjanu gox yi di wër ci kër yi di jàppale nit ñi ci vaccination bi ak yooyu yëpp booy jox kit alimentaire ak kit d'hygiène kooku la booy joxee ko fonds Covid ñoom nga ko war a jox surtout que xeex bi actuellement xeexu communauté bi la donc ñu koy rappeler gouvernement bi li ci des nag mënuñu aussi bañ a wax population yi pour que ñoom tamit ndimbal na ci fekk moo loxol borom du noonu lañu ko waxee waaw nañu sol ay masque ay yomb na wante nga naan masque yi daf may sonal mais defe naa tëdd lii réanimation yi lay réanimer si moo ëpp coono sol masque dañ ko waxante rek te dee na waaw li ci des nag mooy nañu bàyyi ambulance yi ñuy lakk ak yàq parce que ku nekk ngi jaay ñi laaj ambulance te ku ci sonn ambulance moo lay yenn yóbbu nit ki war na seexlu yàq ambulance wala mu di ko xoñoñal ak sapeur pompier yi waa Croix-Rouge personnel sanitaire force de l'ordre yi commandement territorial ak waa presse parce que am na ay journalistes yi nga xam ni bundu xataaloon nañ leen aussi ci jamono. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.